Papa Ngagne Ndengler Pape Babacar Ngom Sedima ak Jilaax coow loolu yëpp nag moom njiital Sedima Pape Babacar Ngom daje na ci démb ak taskatu xibaar yi ci ndaje mu yaatu nag am nay kàddu yu mu fa yëkkati ndax yey na wala yeyul am na ci ñu seen xam-xam màcc ci wàllu communication indi nañ ci ay leeral Mohamed Ali Mouba lañ ko dénk. buñ sukkandikoo ci directeur de publication kii di Rewmi Quotidien Assane Samb PDG Sedima bii di Babacar Ngom wax na expliquer problème suuf bi mu am ak waa Ndengler te leeral yi am na solo lool. buñ ko xoolee ci angle communication jàpp kii na ci bu génn na ci mën nañ ko wax góorgóorlu na bu baax a baax ndax génne na ay justificatif maanaam ay raisons yi nga xam ne xëy na moom moo tax mu jàpp ni moom suuf si le plan légal loi bi lu mu ko may sur le plan moral wax na kan moo ko conseillé pour mu ñëw foofu wax na aussi également bëgg na sax moom am kër dëkk foofu dëkk nit ñi foofu wax na également ni mu bëggee ànd ak population yi liggéey donc yooyu yëpp génne na ko ay muy ay argument muy koo xam ne daawul ko faral di dégg ci communication du bariwul lu muy wax parce que du homme politique aussi waaye nit la koo xam ne tamit day investir. beneen spécialiste de la communication boo xamante ni nangul ñu enregistré ko moom du noonu la gisee moom lu mu jàpp mooy daanaka kii di PDG Sedima wax na jot na indi ay éléments yu bëri même lu ñuy woowee show à l'américaine di def lu ñuy woowee storytelling daanaka ngay raconter say histoire di expliquer fu nga jógee lan nga jot a def ngir convaincre nit ñi waaye nag bi muy raconter histoire am moom ak Sedima fu mu jógee daanaka wax bi ëpp na tuuti ndaxte jot na ngandul tuuti te ku nekk xam na ci wàllu communication loolu da koy yàq naka noonu itam wane na ni moom daanaka mooy ñëw won waa Ndengler lan la ñu war a def seen suuf si moo ne de suuf soosi moo leen gënal milliards yi di Babacar Ngom indi ci wàllu kon communication loolu mun na ko yàq ndaxte boo wonee yow mi am doole yow yaa bëgg a joxe ay leçon daanaka jox ko ñoo xamante ni ñu ngi ci suuf boo moyul ñi lay déglu mun nañ ranger wu ci côté ñi amul doole surtout nag ci wàllu suuf charge émotionnelle bi day bëri ndaxte ku nekk xam na paysans yi daanaka suuf mooy seen alal bu gën a fort te du alal kese rapport bi nit ñi am ak suuf du rapport d'exploitation kese daanaka nga béy dundee waaye nag am na rapport mémoriel boo xamante ni daanaka bokk na ci wàllu histoire ci wàllu légende naka noonu itam lu ñuy woowee identité ndaxte suuf si yow ak moom daanaka benn ngeen. Mohamed Ali Mouba ci coow loolu ñu des ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne moom daje na ak maire bu Bambilor Ndiagne Diop moom indi na ay leeral ci li Papa Babacar Ngom xam le ni usine ba fa mu sampu fépp daanaka ndimbal li war ci ab usine ci bërëb muy RSE ñoom dañ ko fay def leeral yi dañ ci ànd ak Ndiagne Diop ak Cheikh Tidiane Diagne. 2012 laa jiite délégation spéciale bu commune Bambilor de 2014 élection ñëw yàlla def ci coobare yàlla ma nekk maire Bambilor mais bi ma nekkee maire Bambilor ba bés ni ki tey gisuma benn jéego social ci responsabilité sociétale bu Sedima bu dugg ci commune Bambilor ma teg ci bët wala ma yëg ko mosuma ko gis fiir bindoon nañu ay jamono grand compte pour que li nga xam ne foncier bâti la Sedima man ko man fay commune bi mais ba fi ñuy toog ni di wax amuma ci benn résultat dama yaakaar ne boo amee société nekk ci benn gox di fa liggéey yàlla di ci def wërsëg yaakaar naa jàppale gox bi wareef la ci doomu aadama bu nekk mais ba fi ma toll nii manuma la ne lii Sedima def na ko ci commune Bambilor bi mbas mi amee bind nañuy courrier société yi nekk ci commune Bambilor mais ñi ñu ci tontu jàppale ñu ci ba tey gi moom bokku ci te nag juróom benn unité yoo xam ne xam naa ko am na fi yuy liggéey ci wàllu ganaar wàllu nen vraiment loolu ba tey ji commune Bambilor amul lu mu mën a taxaw na lii Sedima moo ko def ba nit man ci teg bët wala maire bi teg ci bët wala population yi teg ci bët. Zahra Iyane Thiam jëwriñ ji ñu dénk wàllu microfinance moom jàpp na ni coow loolu am ca Ndengler seen digg ak Sedima li koy saafara nag mooy ay yeesal am ci wàllu suuf si ci Sénégal bu ko defee lu mel ni dootu fi mën a tee am ay kàddoom Babacar Fall la ko dénk ci RFM matin. dafa am loo xam ne yoon moo ko régir am loo xam ne xëy na ci wàllu ambition ñun war nañu seet naka la ñuy def ba méngale ko ak suñuy ambition donc procédure pour nga am propriété privée nga def bail ba dem ba am titre foncier dafa am nu ko yoon tëralee loolu benn la mais ñaar mooy li ma doon wax sànq am na loo xam ne ci jamono jii ñu nekk muy modernisme jamono yi ñu nekk nga xam ne nit koo xam ne dina jël alalam
jaay ko ba ñëpp xam ne jaay nañ ko nga yor sa këyit bu lay wan ne kii jaay na la alalam mu ëlbatikuwaat ne la lii maa ko moom toog ci def usufruit loolu dafa am ba tax na droit moo demee nu ni mel kenn ku nekk askan wi dañuy sàmm sa àq ak yelleef ci doxalinu àdduna bi léegi nag mu des ñun ñu xool par rapport ak droit yooyu par rapport ak li nga xam ne jamono daf ko laaj lan moo yenu maanaam moo tax sànq ma ne dañu war a encadrer même bu fekkee ne nit am na moyen pour defar dara mais waruñu mën a jël ay junni loo xam ne ñu bari war nañ ko mën a bokk ñu féetale ko kenn. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ca Senelec la ñu jëm ñi nga xam ne nag ñooy waa mouvement FRAPP France dégage fas yéene nañ leen jàppale ñenn ci ñi nga xam ni ay liggéeykat contractuel lañu woon foofa ca këruk Senelec ga ñoom li ñu leen di tuumaal mooy faux ak usage de faux ci benn concours bu ñu fa doon amal seen marche bi ñu leen fas yéene jàppale nag talaata lañ ko nar a amal ca buntu société nationale bu électricité bu Sénégal muy Senelec. Salimata Aw. lu ëpp ci téeméer ay liggéeykat ya nekkoon ci Senelec ñoom nag nee nañu dañuy ñaawlu ni nga xamante ni noonu la kër googee di Senelec di doxee yoral leen seen ak nee nañu ak seen yelleef te fayaluñ leen ko. Talla Dia moom moo yor seen kàddu. le 10 mars jàppoon nañ benn sitting bi ñu waroon def directeur bi ñaanoon nañu moom madame Innocence présidente du conseil dialogue social déjà nañu léegi mi ngi waxtaan pour jéem a xool nu ñu mën a jëlee ñu toog di leen xaar ba le 26 juin bi ñu wooñu nañu 10 postes lañ leen mën a jox loolu nag moo tax tey jii ñëwaat fii di annoncé ci sitting bi ba kaa ànd ak waa ONG Jamra ak waa FRAPP. ñi ñëwoon jàppale leen bokk ci FRAPP France dégage bu Guy Marius Sagna di xamle ni lii defuwut teguwul ci yoon te jekkul jaaduwul Guy Marius Sagna. ñu ngi ñaawlu li nga xam ne moom la Senelec def téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent liggéeykat contractuel yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ca Senelec amal foofu ca biir Senelec lu ëpp juróomi at ñu koy liggéey ñu xëy benn bés ñu jël ñoom directeurs yi ñoom ministres yi seen doom seen jarbaat ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di political ñu dugal leen biir Senelec ba pare fas yéene sacrifié ñi nga xam ne ñoom ñooy téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent contractuel Senelec. ci loolee nag nee nañu may nañ ko mu woote waxtaan ngir réparer injustice bi nga xamante ni nee nañu moom lañ leen teg bu dul loolu ab marche dinañ ko amal fukki fan ak ñaar ci weeru juillet buntu Senelec bi. ñuy wax ministre de l'énergie ñuy wax ki nga xam ne moom mooy directeur Senelec mu régler saafara li nga xam ne moom mooy seen jafe-jafe loolu bu amulee mardi 8h ci suba mardi 14 juillet dinañ amal taxawaayu ñaxtu ak ñoom liggéeykat yi ci buntu Senelec rue Vincent ndaxte lu ëpp tuuru te dafa doy. France FRAPP dégage àndandook Jamra ñëw ci wetu liggéeykat yi nga xamante ni ñoo nekkoon Senelec ñoom nag nee nañ li ñu bëgg mooy ñu fay leen seeni ak. jërëjëf Salimata Aw dañuy daal di dikk dal ci bilangu mbas mi ni ki tey ji ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukki test ñu déglu docteur Mamadou Ndiaye directeur bu prévention lan moo ci am. ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett test yi ñu def juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci ñooñu nag mun nañ ci wàññi juróom-ñett fukk cas ak benn ñooy contact suivi par nos services mooy maanaam contact yi nga xam ne. ñoo jaxasoo woon ak ñi am doomu jàngoro ji fukk ak juróom-ñaar ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne feebar bi dañoo seetluwul fi ñu ko jëlee ci ñooñu nag Rufisque am na ci ñett Touba am na ci ñett Mariste am na ci ñaar Dakar Plateau am na ci benn Diourbel am na ci benn Liberté 6 am na ci benn Mbao am na ci benn Wokam am na ci benn Patte d'Oie am na ci benn Sangalkam am na ci benn Ziguinchor am na ci benn zone A am na ci benn ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñi nekkoon ci hôpital yi wér nañu te dinañu génn tey bu si yàlla àndee fanweer ak juróom-ñetti cas ñu ngi ci service réanimation yi ñaari doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ni ki démb alxamis juróom-ñeenti fan ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi nag ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi Sénégal commencé wàññi mbas mi ci biir réew mi mun nañu wax ne que Sénégal jot na wàññi juróomi junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn doomi aadama ñi nga xam ne jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu nag téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak ñeent téeméer
ak ñaar fukk ak juróom. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal ñi nga xam ne dañoo ñàkk seeni mbokk ci feebar bi di ñaax askan bi ñu gën a sàmmante ak digle yi ñuy joxe bés bu nekk. ci cas communautaire yooyu sax Thiès am nañ ci ñeent ci jamono joo xam ni daanaka fa ñu leen di dalal fees na ñoom ñi amee doomu jàngoro ji loolu nag tax na ba ki nga xam ne sax moom moo nekk kilifa ca l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène di sàkku ñu bàyyi xel ci loolu ndax mbir ma ngi leen di bëgg ëppi loxo ci jamono joo xam ni cas positif yi ma nga fay yokk ba tey Cheikh Anta Diop ci ay leeral. centre bi la ñuy faje ñi nga xamante ni dañoo am doomu jàngoro ji di coronavirus waaye seen cas garaaw lool ci biir l'hôpital bi lañ leen ber ñi ngi fi fekk nag ay agent geetaru nag sol seen yëre yi nga xamante ni dafa nëbb seen kanam ñii de ñoom ñooy waa kër docteur yi leen di faj professeur Madoki Maguette Diop nekk coordonnateur bu centre bi di dikk ci lim bi ak nii ñu leen di faje fii. centre bi ñun dañoo continuer di faj malade yi nga xam ne amuñu Covid ba pare di gën a toppatoo tamit nag malade yi am Covid nga xam ni feebar bu garaaw la te gaaw a wàlle def na ñaari weer ak fukki fan bu ñu xaymaa malade yi fi dugg yëpp mën na téeméer ak fukk ak ñett parce que daf si am kenn ku ci wàññeeku ak ñi nga xam ne wéragum nañ fi yëpp ñi ngi nekk juróom-ñaar fukk ak ñeent taux de guérison 70%. loolu nag njàmbaarte ñiy faj fi yëpp la. bu fekkee sax am na ñoo xamante ne wér nañu bay ñibbi seeni kër waaye nag li leen ëlëm jamono yi moom mooy dañoo gis ne jàngoro ji dafa gën di yéeg fii ci diwaanu Thiès. parce que feebar bi wax dëgg yàlla jóge gu fi loolu moo tax ñuy ñaaxaat askan bi pour ñu gën a góorgóorlu si mesure barrière yi parce que suñu sañoon di faj feebar bi di wàññeeku ñun ñu ngi sonn cas yi di gën a grave parce que fu mu toll nii fees na ni centre bi. docteur Françoise Ndiaye di médecin anesthésiste moom it gis ne centre bii de neem nag ñi ngi faj ay nit ñuy wér waaye am nañu ay jafe-jafe. fokk ñu am lu ñuy fonctionner parce que waxoon nañu fi ay caisse d'avance ak yooyu mais ba tey altuwul Covid bi dañ ne malade yooyu fay dara comme du fay dara yenn saa ñu jënd ay garab pour malade yooyu donc loolu yëpp hôpital bi lay jógee. ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès directeur bi di Alioune Faye di dalal xelu way feebar yi nee na jël nañu seen bépp matukaay ba ku fi dugg benn jàngoro du la topp. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop jërëjëf la wokk waa Thiès moo xuri waa Kaolack naka noonu ci wàllu jàngoro ji ñoom itam seenub lim ma ngay gën di yokk ñoom nag dañoo jàpp ni li ñu ubbi yoon yi ba ku ne mën a dem mën a dikk mooy li ko sabab Alioune Badara Mbeng am na ci lu mu dénk Ibrahima Diame ñu déglu ko. Kaolack bi mbir mi commencé depuis le 2 mars ba léegi yàlla daf ñu defaloon sutura su mag a mag a mag a mag ba dawal nañ lu ëpp ñaari weer jëm ñetti weer boo dajalee yëpp fukki cas positif ak ñaar lañ amoon mais daal depuis fukkeelu cas bi ak ñaar te boobaak léegi motul 1 mois ci l'affaire bi tàkkarnaasi fekk ñu def assouplissement maanaam oyofal dem beeg dikk bi ubbi waat gaaru ceer yi ñi di dem di ñëw dugg ci marché yi di dem fu leen neex dem beeg dikk bi nag boo demee boo yóbbuwul booy ñëw da nga indi loolu moo indi problème bi ba actuellement tey jii may wax ak yow ñu ngi ci juróom-ñaar fukki cas ak ñaar muy 72 ci lañ nekk léegi nag ñun luñ ci man ñu ngi ciy def juróom fukk ak juróomi malade entré nañ leen ci centre de traitement des épidémies bu Kaolack bii depuis bi mu commencé ba léegi ñu bëri wér nañ ci ba génn dexi seeni soxla ba tey jii may wax yow fukk ak juróom-ñaar ñoo nekk ci centre ba mais à un moment donné demoon nañ ba centre bi fees ba ñu yóbbu woon ay nit Kaffrine donc tey jii may wax yow juróom-ñaari nit bi mu commencé ba léegi yóbbu nañ leen ci centre bi ne Kaffrine ñett ñi wér nañ ñoom itam ba doxi seen soxla mën nañ wax ne ñeent moo fa des Dakar yóbbu nañ fa juróom-ñeenti nit ñëpp alhamdulilah rabbil alamin ñëpp wér nañ tey jii actuellement bu yàggul yóbbu nañ yeneen ñaari nit fële ci Thiès tey jii may wax ak yow bi mu commencé ba léegi ñeenti nit faatu nañ ci Kaolack. ak RFM kumpa jeex na. ca bët Saloum la ñu jëm fële ca université Assane Seck bu Ziguinchor ñi nga xam ne nag ñooy ndongo yi dañoo àndul ci ñu ubbiwaat l'école yi ñëpp dem jàngi donte waxtaanoon nañ ci ba déggoo ci seen biir li ñu wax nag moom mooy seen bërëbu jàngukaay yooyu dafa am liggéey bu ñu fa waroon def te dafa yeggul Lamine Ba lañ ci àndal. weer ginnaaw bi mu fi jaaree ba yëkkati ay diggé wañe ne dina fexe ba chantier yi jeex balaa octobre ngir étudiants yi mën a tàmbali njàng mi ki nga xam ne rek moo di ministre de l'enseignement supérieur kaddu yooyu nga xam ne yëkkati nañ ko étudiants yi jàpp nañ ne daanaka ba léegi gisaguñu ndorteelu liggéey bi Ibrahima Diouf moom moo jiite étudiants yi nekk ci université Assane Seck bu Ziguinchor. moom mi nga xamante moo yor wàllum njàngale bu kawe bi mu fi ñëwee dafa am sa la nga xamante woon instance yi fi nekk ñu ñëpp dañoo méngoo woon ci benn affaire léegi nag bi ñu demee ba toog ba waxtaan ak moom mu jox ñu accord am que ni lu si bëri si salle de classe yooyu daañu ko débloqué balaa ñuy ñëwaat ñu ne ko waa baax na kon ñu nag constat bi ñu def fii nii mooy diggante septembre ak fii boo xoolee suñu chantier yi dara yëngu fi boobu ba léegi li tax sax ñu di gën a jàpp octobre mooy dañoo bëggoon a may ministère maanaam temps dayoo ba nga xamante daan lañ mën a permettre lu mu bon sax 16 salles de classe yooyu ñu jox ñu ko plus
3 chapiteaux yooyu noonu ak suñu bloc scientifique bloc essai bi si loolu lañ yaakaaroon moo tax ñu ne leen ba octobre comme ça ñu mën a am temps mais boobu ba léegi dañoo gis ni gisuñu sax manœuvre ba tey commencé guñu chantier yooyu. étudiants yi nag ci ab bataaxal bi nga xam ne bind nañ ko jagleel ko ki nga xam ne nag moo di ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Omar Anne nee nañu dootuñu ànd ak plan bi nga xam ne taxawal na ko ngir sauver année universitaire bi ndaxte lii nga xam ne jël na ko ci ay engagement fas yéene sauver li nga xam ne moo di année universitaire boobee sax tàmbalee gu ñu gis mbir mi ci terrain bi. chantier yi moo tax mënuñu jàng donc chantier yi bu ñu fi newulee octobre sax bu ñëwee duñ mën a jàng moo door bi ba léegi laaluñu ko fam ne woon foofu la nekk ba ñuy gis leneen la ñu doy wala ba ñuy gis la nga xam ne daañ tax ñun ñu mën a dellu si biir salle de classe moo door bi mu ngi foofu mu nekkoon ba léegi. ba tey ci communiqué boobu nga xam ne nag bind nañ ko étudiants yi nee nañu ñu ngay ñaawlu menaces yi nga xam ne recteur bu bees bi moo ngi koy yëkkati jëmale ko ci étudiants yi nee nañu loolu duñ ko nangu yëkkati nañu ay kàddu nag ñaax ko mu jublu ci liggéey bi ngir njàng mi mën a door ci weeru octobre. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. ca Tambacounda lañ jëm ak Moussa Oumar Gueye Lamine Ba foofu nag ca Tamba ñoom seen université la ñuy laaj ci gannaaw bi président de la république jëlee kenn ci seen i doom di Chérif Sidi Kane def ko maanaam tappal ko grade titulaire de chaire ca faculté bu science ak économique ca université Cheikh Anta Diop dañoo bëgg am seen université bopp muy université bu Sénégal oriental Moussa Oumar Gueye lañ ci àndal. ci li ñu tabb benn doomam Tambacounda Chérif Sidi Kane daal di koy def professeur titulaire ci wàllu économie faculté science économique daara ju kawe ca Dakar université Cheikh Anta Diop tax na am ñu yeewoo ci Tambacounda yu koy rafetlu waaye itim ba tey bëgg nguur gi nag daal di fexe ba tàmbali li nga xam ne digg woon nañ ko ngir ñu tabax université du Sénégal oriental Assane Ndiaye di yeewoo fii ci Tamba. Chérif Sidi Kane le grade de professeur titulaire de chaire dafa doon loo xam ne tey ñun dañ koy ndamoo. mën na jouer rôle bu am maana à côté du président Macky Sall. amatul benn sécurité. ay réflexion ay tappal vraiment loolu baaxul si mel ni lycée bu mel ni lycée Mame Cheikh Mbaye boo xam ne moom mooy premier lycée fii si Tambacounda. ñun de lu ñu gënaloon tey mooy ñu amaat lycée bu bees maanaam ñu fexe lycée Mame Cheikh Mbaye ñu rasé ko tabaxal ñu lycée bu bees. Tambacounda dafa nekk région boo xam ne région bu nekk frontière la. avec beaucoup de pays ñun de su doon suñu sago tey président Macky Sall dañu jàppale si université bii nekk fii si Tambacounda suñuy doom suñuy rak duñu jógati fii di dox di daw 465 kilomètres pour dem jàng ji kooku ñun gën lu ñu. ci wàllum njàng ak njàngale ba nekk ni fii gis nañ ni fondation Sonatel dikk na ngir yeesalaat lycée Mame Cheikh Mbaye bi nga xam ne dafa màggatoon bay xobi daas te ki ko maye woon di El Hadj Djili Mbaye fi mu nekk nii nag tàmbali nañu liggéey bi ngir ndongo yi nekk ci anam yi gën a wóor Moussa Oumar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. Foundiougne ci lu dul yàgg dara dinañ am ndox mu baax te neex loolu nag waa SONES gi amee wàllu ndox mi ñoom ñoo ko xamle nee ñu milliard bu lëmm dinañ ko ci def ba ñu waajee liggéey ak léegi nag yàgg na waaye alhamdulilah léegi ndox mu baax dellu si fa am fa kon Aminata Goudia bi lañ ci àndal. mën nañu wax ne njàqare waa Foundiougne ji nga xam ne ñi ngi ci boobaak léegi def ñetti at nag la ñu bëgg a dindi SONES nag ñoom ñoo fa tabax ab usine boo xam ne day traité ndox mi génne ci xorom si ba mu set wecc fi mu ne nag ñu ni bu yàggul dara ñoom ñi mën nañoo naan ndox moo xam ne du weex te du naqari Yoro Diassi nag moom chef de projet la ci SONES te itam moom mooy responsable liggéeyu station bu ni mel. SONES décidé ci impulsion état réaliser station bi ngeen gis bi nekk fii suñu ginnaaw station boobu dina may Foundiougne tey ay 1400 jusqu'à 1600 mètres cubes ci ndox par jour alors que Foundiougne avant balaa problème boobu amoon Foundiougne alimentation mu ngi tourner autour de 700 mètres cubes donc ce qui fait que aujourd'hui ak station bi mën nañoo wax ne problème Foundiougne réglé na mën na dem ba 2035 si te Foundiougne di am problème ndox. liggéeyu station boobu nag ñu ni sax daanaka pare na ay responsable SONES ak itam ay autorités yu nekkee ci Foundiougne visité nañu chantier bi ñu ne itam station bi dina tax ba ñàkkum ndox gi nga xam ne moom lañ doon faral di nemmeeku ci commune bu Foundiougne jeex fi tàkk Habib Demba Fall moom mooy conseiller en communication sensibilisation et relations publiques foofee ca SONES. at yi ñu génn Foundiougne doon na laaj ndox mu neex ba nga xamante ni ndox mi neexul mi nga xam ni am na xorom bu ëpp bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yor wér-gu-yaram ci àdduna bi muy OMS weesu nañ ko ñu ne jaaduwul ñu arrêté ko boo ko arrêté nag nit ñi nañ laaj ndox askan bi soxla nañ loo xamante ni dina joxe ndox mu doy mu sell mën a dalal xel yi ci benn diir bu gudd loolu pour nga am ko da ngay tabax usine boo xam ne muy xëcc ndox mi segg ko ba nga xam ne dinañ ko mën a jëfandikoo nu mucc ayib duñu am benn gàllankoor. liggéeyu station bu ni mel nag nee ñu SONES def na ci 1,3 milliard de francs CFA buñ sukkandikoo nag ci Habib Demba Fall mu ni ab solution boo xam ne day yàgg moom la SONES bëgg indi ci jafe-jafe ñàkkum ndox ak itam ndox mu naqare mi nga xam ne moom lañ doon nemmeeku ci commune bu Foundiougne Aminata Goudia bi Fatick RFM.
gannaaw Foundiougne gi war a am ndox mu neex Touba Mbacké moom maanaam ay lamp yu leer lañ leen fa fas yéene sampal lu toll ci ñaari junni kon ci ay lamp la ñu fa fas yéene def alors nag kër gii di ANER ñoo ko fa sumb ANER mi ngi bootu ci ministère de l'énergie ñoom ñoo xam ne daal foofa ca Touba ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu ñàkk kaaraange gi ak fexe ba dëkk ba leer tax na lu toll ci ñaari junni ci ay lamp ñu fas yéene ko fa amal Marema Diop lañ ci àndal ci leeral yi foofa ca Touba. projet bi ñu ngi ko tàmbali démb ci guddi fii ci Touba lampe bu njëkk bi nag ñu ngi ko taal ci kanamu jumaa ji mu bokk ci liy leeral bërëb boobee mu nekk loo xam ne kilifay dëkk bi ñoo tàmm lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci maire bu Touba Abdou Lahad Ka. dëkk bi jumaa ji mooy symbole bi lépp lu ñuy def loolu foofu la war a tàmbalee mu continuer jaar Daaru Xuddoos dugg Madiana dugg Jannatu Mahwa dem Touba Ndiarème ba ca rond-point Touba Fall bi ci deux waay yi nga xam ne boo wàccee Ila Touba bi foofu nga jëm premier torsion bi boobu la deuxième bi day def ko troisième bi mooy Kër Kab corniche jël Kër Kab bu jëm ci ak yenn torsion yi nga xam ne ñi ngi ci biir Daaru Xudoos ay ñi ngi ci côté marché Ocass. liggéeyu nguur gi bokk na ci li nga xam ne dina xeex ñàkkum kaaraange ci gox yu fasantikoo yi waaye itam lampe solaire yooyu nga xam ne ñooy taal seen bopp dina bokk ci liy wàññi gafaga mairie bi jëmale ci wàllum éclairage public. Djibi Ndiaye jiite agence nationale pour les énergies renouvelables. mu concerné 2000 lampadaires ñu war a tas projet président de la république pour jàppale leen ci sécurité dëkk bi mais également pour jàppale communes yi ci wàññi seen facture d'éclairage public. daanaka Sénégal gi dëkk boo fa dem dafa nekkoon mooy lamp yoo xam ne dañ ko branché ci réseau Senelec waaye doon une facture yu cher yoo xam ne parfois commune dañu am difficulté fay facture entreprise bi ko installé dañu signé moom contrat de maintenance pendant 6 ans. lamp yi ñu tàmbalee taal dinañ ko wëyal ci Touba gépp laata màggal gu mag gi di ñëw Marema Diop fii ci Touba RFM. tabaski gi ak jàmm ñu jàpp ko ci bu njeexitalu weeru sulet lañ ko fas yéene amal loolu nag tax na ba ñu defal leen benn reportage ci tolluwaayu xar yi foofa ca Linguère ñu gis nag ni naam xar am na waaye njëgam cher na ndax foofa rek xar boo fa jàpp daanaka njëgam jege na juróom fukki junni jàpp ñaari téeméeri junni loolu nag moom moo am foofa ca Linguère dañ ci ànd ak reportage yu Baye Assane Diaw. ci daral bi nekk ci gox bi di Jàllu Raay lii di xar takku na fa lool. li ciy ñuul nag mooy seeraay bi bu ñu sukkandikoo ci jëndkat yi Pape Diop. xar yi nag moom bu ñu ko gisee mooy xaw nañoo cher quoi vraiment dafa xaw a cher trop parce que xar bii ma jënd nii bu doon bu njëkk bi mu ngi doon jar ay 35 40 te gis nga 60 000 laa ko jëndee xar yi daal cher na fu mu toll nii parce que damay wutaat mais des na maa ngi ni benn laa magum fu mu toll nii. nekk ci wutam xar ab diir a ngi nii boobaak léegi Cheikh Ba mi ngi sàkku ci julo yi ñu wàññi seen loxo. 4 jours gi nii daal mënu ma am xar quoi xaw ma li ma yor la xaw ma daal xar yi ñoo seer mais daal xar yi moo seer quoi xar yi seer trop xar bu toll ci fukk ak ñeent laa bëgg mais li ma fii gis moom mi ngi noonu daal dalul xel dara xaw ma daal mais seer na lool il faut ñu def ci xéewal ñu wàññi ko pour nit ñi mën cee jot quoi xar bi ma bëgg ay 100 lañ may wax ay 100 jëm kaw. seeraayu xar yi jëndkat yi nemmeeku nekkul xalaatu ñu koy jaay ñoom jàpp na ni njëg yi jaadu nan Amat Demba Gumbal. xar yi moom ala kulal de cher puisque ci période bi mu toll xam ko ñëpp ko soxla bi ñëpp soxla moom foofu mu cher ça dépend ci dund gi xont bi cher na saako ngooñ actuellement mu ngi dem ba 4000 francs fii ci Linguère saako ripaas bi mu ngi dem ba 8000 7750. donte xar yi takku nan ci Linguère jamono ji ñuy àddoo wante taxul ñi ko yitewoo mën caa jot ndax njëg yu jéggi dayoo RFM Linguère Baye Assane Diaw. RFM bitim réew. RFM bitim réew xibaar yaa ju ci wàllu bitim réew Georges Déthié Diop la ñuy dellu àndal ci dañ koy tàmbalee ca Mali foofu moom marche M5 bi tey ji lañ ko sumb. tey ci ngoon gannaaw julli ajuma ji bu 14h jotee M5 moo di mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques jokkoo nañ ceek kenn ki bokk ci mouvement boobee nekk ci comité stratégique bi ci comité stratégique bu M5 mu leeral ne woote nañ. te 14h lay doon te am na leneen lañ cey yokk sax bu ñu noppee ci marche bi ndax daañu def benn plan d'action désobéissance civile danañ ci woo askanug Mali Mohamed Salia Touré la ñu jokkoo sànq ca Bamako. Le rassemblement est prévu pour 14h après la. rassemblement mi nag bu ajuma bi buñ ko jullee ba pare 14h incha allah ci lañ koy commencé
def loo xamante ni lu ñuy woowee manifestation simultanée ci région yu bëri yi nekk kon Mali Mopti Kaay ci capitale bi fu ne Gao naka noonu itam diaspora malienne bi ñoom itam dañ ciy bokk ci États-Unis ci wàllu nag mot d'ordre bi comité stratégique bi xam ngeen ni jotoon na jox benn mémorandum boo xamante ni ay points yu bëri mu expliqué ko lii la bëggoon ñu waxtaanee ko moom ak président bi waaye président bi boo xoolee dafa rejeté loolu yëpp kon bi ñu defee kon dernière réunion dañoo jàpp ni mémorandum boobu daanaka bokkutul lu ñuy laaj mooy tey ji démission pure et simple ci di IBK Ibrahima Boubacar Keïta mu abal ñu naka noonu nag pour ñu pousser ko mu bàyyi dañuy def ay action de désobéissance civile daanaka du ñu nangu dara loo xamante ni nguur gi da koy def. dans tout le pays. Georges gannaaw Mali dañuy dem ci Côte d'Ivoire foofu moom ci dëj la ñu nekk gannaaw faatu Amadou Gon Coulibaly. kilifa yi Côte d'Ivoire dëjug juróom-ñetti fan la ñu décrété doore ko tey te ci loolee nag drapeau yëpp dañuy wàcc ci biir réew mi ak ci ambassade Côte d'Ivoire ca biti réew dëju Gon Coulibaly daañ ko door fukki fan ak ñeent ci weeru sulet daañ ko denc nag fukki fan ak juróom ñaar ci weeru sulet ca Kordogo ca nooru dëkk ba. ñu daal di dem kon ci république démocratique bu Congo foofa gannaaw manifester bu fa amoon ñu bari ñàkk nañ fa seen bakkan ca Lubumbashi. ñetti nit ñàkk seen i bakkan ca Kinshasa ñett ca Lubumbashi loolee la RFI xamle BBC moom ne kenn nit faat nañ ko ca Kinshasa loolee nag amoon jamono ji nga xamante ne ñu ngi tas ab benn marche bi nga xamante ne ay parti yi bokkee ci coalition ñi féetewoo ci bopp réew mi doon bañ nag ni assemblée nationale nangu ñu tab Ronsard Malouda ca boppug Séniba leeral Kumba Sanjaan Fay. bu lenn ci ay xibaar di xam ne benn nit faatu na yeneen xibaar génn di biiral ne lu mu néew ñetti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan foofu ca Kinshasa depuis réew république démocratique bu Congo ay junni doomu aadama ñoom ñoo wàccoon ci mbedd yi wane seen ñàkk ànd ci palup njiitub commission électorale nationale indépendante bu yees bi di Ronsard Malonda moomee nag ñu jàppale dafa jege lool parti bi di FCC di bopp njiitub réew mu woon di Joseph Kabila ñoom ñi doon ñaxtu ñu ngi xam ne Ronsard Malonda li mu jege woon boobu lépp parti day tax ba du jàmbure ci jongante ngir palup njiitub réew yi ñu dëgmal ci atub 2023 carte yu rëdd lépp lu jëm ci wàllub élection nag dañu ne ki war a jiitee boobu lépp commission ñi di këru diine yi ñoo ko war a daal di tabb gannaaw ab waxtaan ak déggoo seen biir bu ko defee ñu daal di proposé ko assemblée nationale laata rek kilifa yi réew mi di ko daal di biiral ab yoon la bu ñu waroon a jaar te kenn jaaru fa ñu sukkandikoo ci conférence épiscopale tunku ci jàngu bi ñooñu sax ñu njëkk critiqué lii di palup Malonda bureau bi toogal mbootaayu xeet yi ci réew moomee nag mu ngi xamle ne ab takk der sax daal nañ ko faat ci yooyu lépp jàppante Lubumbashi te ab ñaxtu amaloon nañ ko fa kilifay réew mi di xamle ne foofee benn nit faatu na fa juróomi nit am ay gaañu wante mu doon ab bilan bu wuteeg lool li ONG yi wax ñooñu di xamle ne lu mu néew ñett doomu aadama faatu nañ foofee it ci Lubumbashi lu ëpp ñaar fukk jëli ci ay gaañu. jërëjëf Kumba Sanjaan Fay Papa Ngagne foofee la ñuy yemale xibaaru biti réew. jërëjëf itam Georges Déthié Diop xibaar yi di jukki ci wàllu tàggat yaram Soda Thiam lañ ci àndal. ñu dooree ko wàllum Ligue des champions gannaaw ba ñu daal di defee nag tirage au sort bi ni ki tey ji ñeel quart de finale gi ci loolee nag la ca tukkee moo di Atalanta Bergame dina dalal Paris Saint-Germain Leipzig di am Atlético Madrid yeneen ñaari quart de finale yi nag ku gagné diggante Juve ak Lyon yaay dajeek ku gagné ci diggante City ak Real ku gagné itam ci diggante Bayern Munich ak Chelsea di nara dajeek ku gagné ci diggante Barça ak Naples quart de finale yooyu nag ñi ngi koy amal fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak juróom ci weeru août ca Lisbonne demi-finale yi itam daañu ko organiser fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ba tey ca ville portugaise boobee laata final gi nga xamante ne nag ñi ngi ko jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août ni ki démb nag UEFA daal dinay firndeel ni que ni lu ñeel huitième de finale retour yi nga xamante ni moom moo des club yi nga xamante ni ñoom ñooy dalal nag ci seen biir terrain lañ koy daal di amalee waaye tamit lu jëm ci quart de finale Ligue des champions googee à huis clos lañ koy daal di defee
foofee ñu fàttali rek ñeenti jongante yi nga xamante ne moom moo des ci 8e de finale retour gi Juventus Lyon lay doon Manchester City Real Madrid FC Barcelone Naples Bayern Munich di jàkkaarloo ak Chelsea ca Espagne foofu tamit tey jii daañu ndar kàpp fanweer ak juróomeelu bëccëg bi Real Sociedad di dalal kii di Grenade Real Madrid di am kii di Alves ci googu lay jogante sax ñu gis ni ñii di waa Real bu ñu amee ndam niki tey jii daañu mën a rawee waat ñeenti poñ ka topp seen ginnaaw di FC Barcelone ci loole itam ñu gis ni Eden Hazard mi nga xamante ni ci ñaari jogante Real Madrid yu mujj yi bokku ci woon moom nag dina dellu si waat niki aljuma ji seen digganteeg ak waa Alves côté transfert gannaaw Côte d'Ivoire Pays-Bas Angleterre France Allemagne Salomon Kalou nag dina daal di découvrir juróom-benneelu championnat international ivoirien boobu nga xam ne ay atam mi ngi toll ci fanweer ak ñeent am lu toll ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari sélection moom nag niki saison prochaine ca Brésil la daal di jëm ci club bu ñu naan Botafogo club boobee sax daal dinay officialiser niki démb ni attaquant ivoirien boobee dina bokk ci seen effectif moom Salomon Kalou nag amul woon club depuis ba contrat wam digganteem ak Hertha Berlin daal di jeexewoon ñu dellu si waat fii si sunum réew wax ci football local bi gannaaw dogal yi nga xamante ni nag comité exécutif bu fédération sénégalaise de football jël na ko jëmale ci dakkal li nga xamante ni moom moo di championnat local bi Linguère bu Saint-Louis mi nga xamante ni moom moo nekk ca bopp classement wu Ligue 2 bi moom nag niki ëllëg ci samedi gi dina daal di amal ab conférence de presse bu juróomi waxtu ci ngoon jotee foofee ca Saint-Louis. jërëjëf Soda Thiam mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi xibaar yi mbas mi di Coronews soxna Binta Diallo lañ ci àndal. mu mel ni virus bi nanguwul a dem yoonam te États-Unis cas yu bare amati na fa tey jii région yi nga xam ne nag fa la feebar bi ëppee mooy Californie Texas ak Floride bilan bi itam mi ngay yokkoo noonu ci Brésil tey jii rek am na junni nit ñoom ñu xam ni faatuwaat nañu foofa ca France ñoom dafa mel ni seen feebar baa ngi dellu ginnaaw waaye de du loolu la ñu gis ca Italie ca Espagne ak ca Angleterre foofu kaaya ma ngay yokk même bu fekkee ne melul na mu meloon contamination yu bees itam am na ca Chine yeneen 9 cas positif nombre de cas yi yokku na itam ca Allemagne tey jii rek 40,000 la ñu enregistré si ñu am feebar ca dëkk ba c'est institut Robert Koch moom moo wax li nu mel Mexique moom am na juróom-ñaari téeméeri nit ñu faatu ci benn bés rek Iran ñoom itam ñi ngi jàkkaarloog ak feebar boo xam ni mi ngi law bu baax Russie moom nee na tey jii am na juróom-benni junni cas yu bees Corée du Sud ñoom ñi ngi ci 40 cas ak juróom yu bees tey ci àjjuma ji Inde nag bilan bi moom dafay law rek di gën di yokku système de santé bi dafa débordé xamuñu sax fu ñuy taxaw ci Chili noonu la épidémie bi di accéléré woo Égypte nombre de cas de contamination yi itam yokku na tey rek ñi ngi am juróom-benni fukki junni cas positif te Suède cas itam ñi ngi yokku noonu la mel ca Japon capitale ba am na tey jii rek 200 cas yu bees état d'urgence ba yokku nañ ko ca Maroc ba fukki fan ci weeru août ouverture frontière ya daxaat nañ ko ba jëmmi jamono marocain yi nga xamante ne ña nga dëkk bitim réew ñoom rek la ñu may ñu dellu siwaat ci réew mi su leen neexee Algérie moom mi ngi génn ci déconfinement ba waaye nag wóorul ndax cas de contamination ya mi ngi gën a bari tey jii rek am nañu fukki nit ñoo xamante ni faatu nañu épidémie bi mi ngi law ci Afrique du Sud nag moom ñëpp xam nañ ne fa la feebar bi ëppee tey jii rek ci àjjuma ji téeméeri nit faatuwaat nañ fa wala boog lu ko ëpp itam noonu la faatoo ci Sénégal Mali ñoom ñi ngi ci téeméer ak ñaar fukk ñoo xam ne faatu nañu Mauritanie am nañu téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti nit ñoo xam ne faatu nañu ci juróomi junni cas ak itam ñaari junni ñoo xamante ni wér nañu Cameroun nag ñoom itam ñi ngi wàññu li muy ñu faatu foofu toll nañu ci 4 téeméer ci àjjuma ji rek lu ëpp fukki million ak ñaar ci doomu aadama am nañu feebar bi ci àdduna bi wërngal këpp. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi Mohamed Ndiaye lañ ciy àndal.
jërë ngeen jëf ku la jambuloo Dakar moo la màcciloo say baaram ñi bërëng Babacar Ngom Sedima ci suufas ndengaleer li ñoo ko waxloo anki dina kay nañu moo taxit démb wax na wax ju yaatu te yàgg moom Babacar Ngom président directeur général bu Sedima conférence de presse na démb ba wax li mu jàpp ne mooy dëgg ci coow li nee na cooway bari rek waaye gisul lu koy tax a dellu gannaaw ndax suuf si ñu ko bëgg a xañ moom Babacar Ngom moo ko moom te ci anam yu leer la ko amee conseil municipal bu Sindia moo ko jox ci délibération boo xam ne joxe na ca 100 millions Pape Babacar Ngom ni fii ak déwén projet ba ñu fay naal bu sottee bëgg nañu fa investir 2 milliards jàpp 3 milliards li ñu naan président Macky Sall gaayinam la Baba Ngom Sedima ne lu may nangu la donte dafa mel ne ku ma xaw a mere journal Le Témoin nañu moo ko témoigné ki ñuy woowee le roi du poulet mu di Babacar Ngom leeral na démb liy dëgg ci suufas ndengaleer li indi na ay këyitam boole ko ki image satelligam teg ci ngir firndee la ko wóoral ne suuf si ñu ko bëgg a xañ ak di ko ci tuumaal ca ndengaleer moom Babacar Ngom moo ko moom l'observateur nañu yamu ca ne démb wax na it ne li muy jege président Macky Sall taxul mu mas a taxaw benn yoon ci kanamam naan mi ngi koy ñaan mètre carré suuf bi gën a néew ci réew mi suuf su mu am ci réew mi rek aw ñaqam ak ko may xam la ne nit ne li yokku réeroo gi moo di dafa am ay yàqkat yu nekk ci diggante bi waxtu wu ñu naa lay waxtaan ngir amuk déggoo ci coowal suuf si ñu jaar ca suuf yàq ko libération nañu Babacar Ngom yàq nay waxam démb dajale na journaliste réew mi waaye booy seet li coow lii rëy yépp Babacar Ngom waxu fa dara lise ko nañu en tout cas la mu fa wax yépp Birahim Seck bu forum civil falang na ko ci àll ba lu Babacar Ngom daaj rek Birahim Seck wekki na ko benn nee na nit kuy wax ngir bëgg ñu yërëm ko ak nit ku bëgg a rafetalub deram ci réew mi loolee la gis moom Birahim Seck ci conférence Pape Babacar Ngom bi woon démb la Sénégal nañu Babacar Ngom dem na démb bay wax ne coowal suuf la am ca Ndingler état bi rek moo ko mën a régler boole cekki 300 hectares yi ñuy wax matu ko manqué na 75 hectares juróom-ñaar fukki hectares ak juróom ndax ca délibération ba 300 hectares la ñu ca def dem ba ca biir xamal ko ne ko 225 hectares ngay mën a am ndax li des ci suuf si dañu ko bëgg a jox askanu Jiñaax Babacar Ngom ne bu ñu ne ko waa Jiñaax ñoo moom suuf si bu nuppi bëgg wëlbati ko ne ko waa Ndingler ñoo ko moom problème am na ndax Sedima mënut a jël suufus Jiñaax di ko jox waa Ndingler ci jamono ji muy leeralee wax jooje moom Pape Babacar Ngom fekk na journal Source A moom solo dàllam wutali Ndingler xooli li waral coow leeg mbambule la mu fa gis terre de chaos la ko tudde yéenekaay bi teg ci waxtaan ak benn waay bu ñu naan Ablaye Dione mooy chef de village bu Ndingler yoreet kàdduk askan way yeewoo ca tund wa coowal suuf leeg ni ñu ko dundee fa ñu jaar ak Babacar Ngom ak li ñu bëgg ak li leen seen suuf si jaral lépp wax nañu ko journaliste Source A yi ba wax leen sax li ñu wax ak ministre Abdou Karim Fofana Abdou Karim meneen ci yéenekaay yi gile yoon du Fofana waaye Sall la borom kéwél yi mi ngi ci xët mu njëkku Le Quotidien yéenekaay bi xamal ñu ne moom ministre environnement di Abdou Karim Sall tontu na ci li ñu koy mbambee ci réew mi boobee ba léegi mu di coowal kéwél yi nee na gisu ci lenn lu mu ci def loo xam ne jaaduwul ki nekk ci mbir te journal L'As jàpp ne la mu nekkee jaaduwul moo di ministre Moussa Baldé ubbil yéenekaay bi ci cumul de fonction bu mag la nekk mu di dajale ndombay tànk yu warta ànd ndax moom ministre Moussa Baldé mooy ministre de l'agriculture ci réew mi bu nuppi wëlbati ko doon président conseil départemental bu Kolda te loolee dañu koy aaye ci réew mi tax journal bi di laaj ana lu tax ministre Moussa Baldé jàddu yoon ñu bàyyi ko ca ñu bàyyi ko ñu ni te wax ci lambu ji ak l'observateur mi ñu xamal ci xëtam mu njëkk ne GFM di groupe Futurs Médias signé nañu mbër mi di Reug Reug ba nuppi di seet kan la ñu koy booleel ci diggante Tapha Tine Yékini Junior wala boog Gouye Gui moom Gouye Gui mi ngi dànkaafu Reug Reug ci sunu lambu le roi du simpi di Gouye Gui nee na bu Reug Reug reppee ba jël avance am dina xam ne bési góor a koy bay dina ko jàngalaat bëre dina ko wane tojul fenn ki toj àdduna bi ci wàllu football di footballkatu Sénégal bii di Sadio Mané moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national waxtaan wu yaatu la gunek Bambali gi xëy séq ak journaliste Soleil yi ba xamal leen ne ndar xëyul sotti ci moom Sadio Mané fu mu jugee dafa sori fi mu yegg tey bu fa yeggee maa tax Thierno Seydi di agent joueur moo ko wax ci Record yéenekaay mu ne it ba muy njëkk a yóbbu Sadio Mané Salzbourg ngir mu fay football amul lu mu ci déggul ñu déggee ci stade yéenekaay ne moom Sadio Mané ak Riyad Mahrez di doomu Algérie ñooy ñaari footballkati Afrique yi darale Angleterre Sadio Mané mooy meilleur buteur ci footballkati Afrique ca Angleterre Riyad Mahrez moo fay meilleur passeur. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop NCA Bank ak Home Choice Sénégal ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. waaw Mouhamed Ndiaye jërëjëf moom dañ doon àndal ci xibaar yi yéenekaay yi ñu koy jaajëfal bu baax dikk nag ci gis-gis niñ ko waxee tey ponk bi aju ci dogal bi fédération bu football jël ci dakkal lépp loo xam ni dafa aju ci wàllu championnat yi loolu la ñu fas yéene waxtaan ak Hyacinthe Diandi nekk chef de desk sport ci journal bu Le Quotidien ànd ci ak Demba Varor nekk journaliste ci yéenekaay bi di Stades Hyacinthe maa ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay nuyu. Demba maa ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay bu baax a baax. waaw ñu war a waxtaanee nag ni ma ko waxee décision bi nga xam ni décision bu mag la te comité exécutif fédéral jël ko mu aju nag ci dakkal lépp loo xam ne ay championnat la njëkk Hyacinthe Diandi ndax mën nañu jàpp ni loolu lu baax la ci footballu réew mi ndax amul woon beneen pexe bu ñu mënoon def bu dul dakkal ko ndax beneen pexe amul woon. waaw Pape yow wax nga wax lépp mais d'abord maa ngi nuyu sama rakk bi Demba. Pape comme ni nga ko waxee rek affaire bi moom vraiment amul woon choix. parce que comme ni nga ko xamee rek pandémie baa ngi fi. mu ngi law. et puis deuxièmement dafa dama dem ba sax même suñu reprendre sax du arranger équipe yi parce que amatuñu benn moyen. kenn mënatul dem. et puis deuxièmement CAF aussi dafa protocole sanitaire bi CAF dafa waxoon fédération yi daal. soo leen si les conditions ne sont pas réunies. boobu ñoo ngeen arrêté donc moo tax daal. décision bi daal pour man moo gën daal. mais est-ce que am na consultation est-ce que waxtaan nañ ci ak yenn club yi. oui souvent c'est comme ça parce que comité kii Ligue Pro ñoom ñoo réuni woon. y avait une tendance. mais léegi procédure bi mooy que su ñëwee comité exécutif bi nga xam ne moo may dogal. le débat se pose là-bas et apparemment am na ñoo xam ne nangu noonu mais majorité bi xam nga c'est la démocratie majorité nag moo décidé. voilà d'accord Demba ndax yow gis nga ni pexe amul comme ni ko Hyacinthe waxee ak li nga xam ni dogal la aussi tukkee ci CAF jàpp ni bu fekkee lépp jàppandiwul rek mën nañu jël décision bu mel noonu arrêté wàllu championnat yi. waaw man je pense que ci solution yi fi mën a am yëpp boobooy bi gën. mooy ñu arrêté ndax man lenn moom wóoroon na moom mooy que Sénégal mënul football instant bi mënul football mois prochain mënul football peut-être dans 2 mois parce que lan mooy que pandémie bi nu mu toll di continuer di yokku Sénégal mënul respecter protocole sanitaire parce que benn club yi amuñ moyen mën a tester seen joueur waaw donc parce que mënu tey boo naroon reprendre le championnat joueurs yi nga xam ne ñoom ñibbi nañ seen i kër dañuy jóge ci ay horizons divers ñiy jóge ay Mbour ñiy jóge Saint-Louis ñiy jóge Kédougou ñiy jóge kii fépp ñoo daje fa ba pare war a entraîner xam donc déjà loolu mënul woon nekk par rapport ak protocole sanitaire bi nga xam ne haute instance du football international yi bi ci mel ni CAF ak FIFA tëral nañ ko donc déjà pour man jouer ci mois bi wala mois bi si doon topp mënul woon vraiment nekk beneen peut-être pexe bu amoon mooy comme Coupe d'Afrique amul janvier mooy ñu ne léegi comme championnat Ligue 1 ak Ligue 2 phase aller net la yemoon à partir du mois d'octobre peut-être ñu reprendre pour mën a jouer jeexal en 3 mois wala en 2 mois et demi phase retour loolu nekkoon na peut-être beneen pexe. mais ñu démarrer ko octobre daal octobre. waaw loolu mu dem octobre novembre décembre 3 mois. waaw loolu mënoon na nekk pexe mais pour man nag du pexe bi gënoon pexe bi gën mooy ñu arrêté club yi nga xam ne dañoo sonn amuñ moyen ñu toog. mën ci waxtaan xool naka la ñuy def ba defaruwaat. ba mën a dépasser crise bi. d'accord dinaa ñëwaat ak yow Hyacinthe ndax dina am ay conséquences nag ci club yan yi. lan la mën a leen jural yan jafe-jafe moo ci mën a am. disons conséquence kan mooy que peut-être il faudrait que Covid bi tax que di jugaat quoi financièrement ñu jug. donc te loolu du fédération rek moo ko mën a kii il faut aussi état bi jàppale leen. waaw mais daanaka am na lu ñu ci def parce que am na ay ndimbal yoo xam ni jagleel nañ ko yenn club yi am na ci ñu am ay 15 millions yi 10 millions ñi 7 millions. waaw loolu fédération bi moo ko def mais dama ne. il faut que parce que fédération bi heureusement fonds yi FIFA rek sunu prime finaliste kan bi moo tax fédération def lii mais dama ne xaalis boobu il faut que aussi état bi jàppale club yi. parce que fédération lu muy def rek est sous kii la rek quoi est sous campol la quoi comme on dit. mais il faudrait que vraiment état bi suñu jógee ci Covid bi ak jàmm mu def benn programme boo xam ne mu mun a jàppale ligue professionnelle parce que Pape depuis 2009 état bi dugalul benn piscine ci football professionnel. loolu c'est trop. par rapport ak yeneen club pays africains yi yoo xam ne état bi parce que au début état bi dafa waxoon day accompagner ligue pro. mais ba léegi dara
c'est ça le problème. D'accord Demba Varor li ma ko laaj rek laa lay laaj yan conséquences la mën a jur donte itam ni mu ko waxee fédération bi am na ndimbal loo xam ni daf leen koo jagleel ndax Covid bi moom moo ko waral même bu dee ci fédération bi la jaare ndax loolu mën na oyofal tuuti ci bu fekkee dina am ay conséquences ndimbal ci ñoom. waaw man ndimbal loolu fédération lu mu def c'est vrai que dimbali na leen mais par rapport ak li club yi di jànkonteel ce serait minime parce que tey boo xoolee club Ligue 1 yi ak Ligue 2 yi boo moytul am na ñoo xam ne ci moitié saison bi ñu joué gum rek boo moytul dépensé nañu ay 40 millions parce que tey jii nii booy préparer saison nga dem hivernal rek mooy préparation d'avant saison rek boo moytul dépensé nga fa li nga xam ne moom la fédération jox donc comme ni ko sama mag ji waxee mooy que état bi war na leen gëstu nu muy gëstu yeneen secteurs yi parce que tamit football day secteur boo xam ne day créer emploi tey club bu ci nekk fii nii au minimum am nga 40 emplois jeunes yoo xam ne yaa ngi koy dimbale gox bi nga ne donc pour man état bi ak mairie yi buñ war nañ leen mën a xool ci seen ba dimbali leen ñu mën a vraiment kii yenn yi waaye aide boobu noonu aide Covid bi day nekk benn aide conjoncturelle kese il faut mu mën a am benn aide boo xam ne day dimbali football bi ci boppam football local bi ci boppam mu mën a développer te aide boobu noonu du ay aidu benn 500 millions du ay aidu benn 1 milliard c'est benn aide boo xam ne il faut ñi nga xam ne ñoom ñooy yor football bi surtout football professionnel ñu obligé les clubs parce que boo demee ba nekk football professionnel club yi tamit dañu war a am benn programme de développement boo xam ne c'est sérieux loolu laa la bëggoon wax programme de développement boobu dafa am solo parce que mënoo di yaakaar toujours boo xam ne waaw ndimbal ci état club yi dañ koy am parce que te mu nekk aussi ay activités am na ay club yoo xam ne tey seen comptabilité leerul am na ñuy góorgóorlu ñoo xam ne vraiment ñu ngi koy teg ci yoon mais il faut que tamit club yi nga xam ne bëgg nañ état bi dimbali leen ñu won état bi ne c'est vrai on a créé des emplois mais au-delà d'avoir créé des emplois li ngeen ñuy jox du nekk rek fay créé nañu aussi ay programme de développement parce que fay salaire développé wul kii bi il faut que club yi mën a prouver que ne buñ leen dimbale ci yenn xaalis yi dinañ mën a am siège dinañ mën a am nu mu tëdd organisation boo xam ne fii ak 10 ans 20 ans 30 ans dina tax seen club yi dina nekk entreprise yu ngand Demba baal ma ñëwaat ci yow ndax du décision boobu rek le comité exécutif bi jël waaye jël nañ aussi yeneen décision bokk na ci ren amul benn titre wu championnat boo xam ni dafay am amul kuy yëg amul kuy wàcc relégation du am loolu amul benn jafe-jafe bu mu mën a indi ëllëg ci club yi yow Yancent waaw Pape xam naa loolu mooy coow bi Pape mu nekk ni xam nga soo jëlee benn décision dafa am ñu muy arrangé ak ñu mu arrangé fu mu nekk ñu mu arrangé moom kenn déggu leen mais fu mu nekk am na ñu mu arrangé waaw ñu mu arrangé wul ñoom ñu dégg mais nag loolu ça peut se comprendre mais c'est que pour man maa ko na wax tout à l'heure pour ñu désigner woon champion day métti parce que Pape ñun bizarrement ci pays africain yam ñun suñu situation dafa particulière parce que ñun suñu phase aller rek nañu jouer te foog nga jouer phase aller rek bëgg fa yam bëgg a désigner champion vraiment day am benn goût d'inachevé quoi yeneen pays ils ont pris des décisions mais vraiment am ñoo xam ne presque ils étaient à la fin te am ñoo xam ne même ils étaient à la fin ils n'ont pas continué ils ont arrêté d'accord donc ñi gagné aller lay arrangé quand même ñi gagné aller ñi doon xaar retour bi ñooñu lay compliqué ci ñoom waaw mais c'est que sportivement sax day xaw a kii quoi day xaw a am pour man daal lu fédération def daal lu fédération moo gën parce que Pape suñu désigner champion Ligue 1 il faut ñu désigner champion Ligue 2 il faut ñu désigner champion amateur te amateur de amaguñu sax 10 journées est-ce bi donc c'était compliqué d'accord donc il fallait donc essayer c'est vrai que am na ñoo xam ne vraiment kontaan nañu mais comme ni mu la waxee rek souvent décision yi souvent dans unanimité Demba yow aussi nan nga gisee loolu nga xam ni moo aju ci titre yi nga xam ni neenal nañ ko itam ak relégation yi naka noonu man je suis plutôt partagé parce que ne c'est vrai que 13 journées la ñuy joué kese phase aller la et que boo joxee Teungueth champion bi Ligue 2 di nga joxe amateur je suis pas tout à fait sûr parce que comme joué guñ sax moitié saison bi je me dis que ne peut-être et que ñoom ils n'ont pas de salaire à payer c'est moins peut-être contraignant seen côté boobu mën nañ ko wax mais par exemple tey jii nii situation bu métti bu amee pour man bu ñuy jël kii nii ñu jël décision boo xam ne peut-être day
neexal sax mooy tane parce que tey imagine des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont peut-être dépensé pour la moitié de saison ay 30-40 millions. te ñoom c'est souvent des présidents yoo xam ne ils investissent à perte. benn bànneex la ñu am mooy lan. mooy que ñu mën leen décerner fi ñu mën a nekk champion. tout à fait donc tey jii nii ñooñu déjà bu ñu ñëwee dépenser benn 40 millions ba pare. ci ginnaaw ñu liggéeyoon liggéey boo xam ne mën na leen permettre ñu nekk champion. liggéey boobu noonu fayeeku wuñ ci. mën na leen décourager mën na décourager ñu bëri donc peut-être man côté boobu noonu laa partagé et que je me disais que ne doonul woon yàq dara buñ jëloon Teungueth FC. jox ko titre bi. d'accord Jaraaf ak Douane bi nga xam ne ñoo tolloo poñ. defal leen barrage. Ligue 1 Ligue 2. nu mu tëddee ñu yéegal Linguère Iso. ak Demba Diop bi nga xam ne ñoo tolloo point ñu def barrage loolu nag sama gis-gisu bopp la. d'accord ça peut ne pas être vraiment la meilleure solution. d'accord ci dogal yi ba tey ma ànd ak Yacine xam nga ni muy Teungueth FC ak Jaraaf ñoom ñëpp ñoom ñooy club yi nga xam ne tànn nañ leen pour ñu war a représenter nag Sénégal ci championnat africain yi. loolu yaakaar nga ni sam tànneef bu jaar yoon la. waaw parce que bon xam naa dinañ wax ne que ça manque un peu de cohérence mais le problème mooy que CAF moom dana naan am nga ñaari place fii yu mu la jencal léegi en principe place yi champion bi la ak ku gagné coupe kii coupe du Sénégal mais léegi yow au niveau interne su fekkee ne yow désigné wuloo champion toujours xam nga place yooyu toujours day exister waaw donc léegi fédération léegi foofu mu doxal logique mais comme que loolu la les deux premières équipes naa leen tànn ma jox leen place bi. d'accord donc loolu moo tax. d'accord baal ma laaj ci Demba moom naka la ko gisee Demba noo gisee Teungueth FC ak Jaraaf yi ñu tànn. waaw xam nga fédération fallait que mu tànn. léegi ci tànn yi li ci gënoon mën a nekk luñ ci gënoon mën a nangu bu waree tànn mooy ñooñu mais comme je disais aussi mooy que pour man comme Jaraaf ak Douane ñu tolloo poñ waroon nañ mën a peut-être ñoom ñu jouer benn barrage. pour ñu désigner keneen kii nga xam ne moom mooy représenter équipe bi mooy Coupe CAF. mais fallait que mu jël tànn léegi nag équipe yi mu tànn. da leen tànn mais du nekk tànn boo xam ne obligatoirement dañuy dem parce que leen di envoyer courrier ñooñu ne bëgg nañ wala bëgguñu ñoom bu ñu bëggul dañuy répondre par courrier que ne ñun. voilà comme on n'est pas champion comme on n'est pas désigné champion ñun damuñu représenter di Sénégal léegi. fédération après mun na xoolaat ñeneen. ci yeneen critères mun na ne génération foot bi nga xam ne daaw moo demoon mun na demaat ren. wala affaire yooyu noonu. merci beaucoup jërëjëf Yacine Diandi nekk chef de desk sport bu journal Le Quotidien ñu ngi lay gërëm bu baax Demba Varor nekk journaliste ci Stades ponk bi ñu doon waxtaanee nag mu aju woon ci dogal bi nga xam ni fédération bi jël na ko ci Dakar lépp loo xam ni moo nekkoon championnat ak yeneen dogal yoo xam ni itam jël na ko mooy ponk yi ñu doon waxtaanee aju woon ci xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futurs Médias Aliou Ba moo nekkoon ci technique bi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaay xibaar bu ci yàlla ndey jërë ngeen jëf. Choisir votre gamme de soins corporels